ñu xam ko bu baax ci wàllu bu bëri wàllu sport en général mu yëkkati ay kaddu donte retiré na ko sax mu nekk ay kaddu yoo xam ni bi mu ko yëkkatee ñu bëri ñaawlu nañ ko wax ko ci famille Diaz ba nga xam ni indi woon moom itam toole bu doy waar maître Moussa Sarr yëg nga kaddu yooyu bi nga ko déggee noo ko déggee. waaw yëg naa ko comme tous les Sénégalais di ko ñaawlu xam nga ñun suñu réew dafa am lu koy mandargaal mooy notre vivre ensemble ça c'est une particularité bien sénégalaise booy tukki dans la sous-région yàlla sutural nañu dem nañ ci réewu sous-région bi yëpp. di wër ci àdduna bi loolu particularité sénégalais la mooy notre vivre ensemble suñu teraanga. nga xam ne mënoo xam kii ban waaso la bokk kii ban xeet la ñëppay kaf di ree di sëy suñu biir bañ a bokk tarixa bañ a bokk diine te seq jàmm. donc boo gisee wax ju mel noonu mënoo lu dul ñaawlu ko. parce que dafay porter atteinte li ñu am de plus cher mooy notre vivre ensemble kon mënuñ ko rafetlu et ça peut porter atteinte à notre cohésion sociale à notre pays civil. maintenant du moom rek moo fi wax lu mel noonu dérapage yàgg na fi c'est que Pape Ngagne encore une fois gis nga li indi lii mooy la ma wax ci njëlbeen suñu nekkee ci réew moo xam ne nit ñi dañuy jalgati yoon te dara du leen ci fekk coow li du fi dakk avant loolu am na ñu ko fi wax ju mel noonu am na benn député bu fi wax nañ jël ay jaasi est-ce que mujj na fenn am na benn jeune fille oui am na benn jeune fille bu fi saaga ne képp ku bokkul ci tel ethnie nangam léeg-léeg aussi nga dégg ñenn ñu bokk ci opposition bi wax ju ñaaw mais yoon du def liggéeyam kenn du leen jàpp à partir de ce moment dafay mel ni loolu dañ ko daganal dañ ko légitimer tey wax ju ñaaw. non boo nekkee ci opposition bi moom. di nga ci am jafe-jafe. non parce que dégg gis nañ fi ku mel ni Ami Collé Dieng. waxoon lu mel noonu ci président Macky Sall. may ma Pape Ngagne. boo nekkee ci opposition bi moom en général soo nekkee ci opposition wax lu ñaaw mu jëm ci nguur gi. waaw da nga am mais même am na ñu ñenn laa wax ñu ne ci opposition di wax lu ñaaw ñu jëmale ko ci ñeneen man bu may wax si de manière générale li leer ba leer boo nekkee ci kujje gi wax lu ñaaw mu jëmee ci njiitu réew mi dañ lay téye mais je dis au-delà de ça am na ñenn ñoom dañuy wax lu ñaaw mu jóge ci ñoom dem ci ne c'est que wax ju ñaaw dañ ko warul nangu ci réew mu civilisé ci état de droit ci démocratie démocratie li mu laaj mooy débat d'idées débat de programme dama ne bu nekkoon ne ñëpp ñiy wax lu ñaaw bokk ci nguur gi ak ñenn ñi ci kujje gi ñi koy defi tamit yoon dal na seen kaw kon du fi sax mais kon que ñooñu def nañ ko dara fekku leen ci ñu koy defaat kon dañ koy ñaawlu et que na état bi jël ay responsabilités réew boo ko buggee defar da ngay teg njaboot gi yëpp ci yoon yemale leen bennale leen soo ko deful du ñu jóg ci caw effectivement Khadim ci propos Gaston Mbengue man j'aime bien la télévision Walfadjri mais Walf aussi ëpp na loolu affaire bi différé la parce que am na télévision boo xamante ni Walf li mu représenté ci Sénégal am na loo xamante ni télé bi am na benn responsabilité bi mu am ci propos yoo xamante bu doon en direct moom moo responsable le Gaston mais différé moo nañ koo dindi. La deuxième chose mais Pape Ngagne Gaston à part lamb loo koy éviter lan la lay wax Gaston lu mu xam ci yokkum ceeb bi lu mu xam ci ça il faut que presse bi tamit remettre en cause parfois yenn mbir Gaston lan la lay wax ci politique Sénégal lu dul saaga wax ju ñaaw. kooku nag buñ koy tendre micro à chaque fois day dem ba waxam jeex te wax bu bëree rek génne asaka donc à un moment donné bu demee ba amatul argument mais day wax joo xamante ni ça peut frapper man je ne sais pas à part la lutte lan la ñu war a mën a xaar ci Gaston mu analyser lu ñu réew mi nu mu mel wala mu wax ñi grève bi nii lay demee wala mais Gaston milité wul Dakar politique wul Dakar yoonam nekkul ci waa Dakar mais na bàyyi Abdoulaye Diouf Sarr waa këram ak Diaz xaritu président Macky Sall Barthélémy mais bu dee xarit lii local nawetaan la affaire de koñ la na bàyyi waa Dakar waxi Dakar waa mais yooyu mu ci dugal xamul ni moo tax booy am xarit amal xarit boo xamante ni voilà parce que lii nii ça permet plus gain la ci Barthélémy perte la ci ki mu faral parce que am na ñoo xamante ni li mu wax Barthélémy am na ni ñuy jàppee Barthélémy léegi parce que Sénégal dañoo dépassé loolu gis nga Gaston wax ci lu muy rëy métti na Sénégalais de mais Sénégalais yi dañ ko yóbbu au second degré dañuy dem ba di koy fooy parce que peuple bi dafa raw trop homme politique yi parce que nos hommes politiques dañoo nekk ci man maa yor lii dama koy téye mu jaral ma lu ne kële tamit ne lii dama ko bëgg a téye mu jaral ko lu nekk mais peuple bi dafa ëpp loolu chaque élection dina ñëw def lu muy def dem toog maintenant ñi nga xamante ne dañoo yor pouvoir pour ñoom ñëpp dañ leen a iñaane pour ñoom wax ji lu mu rëy na gën a rëy parce que nit ñi dañ leen a iñaane li ñu yor parce que Sénégal politique dafa mel ni natt ñoo teggi
nañ ñëw ak samay waa kër ak suñu waa xarit ñu séddoo. esprit boobu la ñu am ci politique amuñu politique sacrifié wu xañ sa njaboot xañ ñàkk sa vie privée pour servir une communauté. mais dañ koy jàpp ni neex-neex la ñun ñoo teggi natt bi ku ci nekk yow yaa war a am lii yow yaa war a am lii yow yaa c'est que ñun loolu la ñu am ci politique moo tax boo ci nekkee da ngay jàpp nit ñi dañ laa iñaane. ok te Gaston boo xool ni muy wax pour ñoom li ñu yor ñii dañ leen ñii bu ñu ñëwee ñoom dañuy yàqule. alors que je pense que Sénégal moom à son âge njabootam sax xam naa ni foofu la njëkk gën a rusé ndax boo amee njaboot ñuy màgg xamoo ëllëg lu ñuy doon nga mën a wax nit waxi taal ak waxi ñii dañoo tuuti Sénégal je pense que dëkk bu am 95% de musulmans fal chrétien comme président mun ñoom ñu nekk fi 5% mooy dëkk boobu préparé wu na bu yàgg pour dépasser combat yi. d'accord Maître Moussa Sarr ñu wax nag ci.